mburu ak ñàkk mburu laa yemale am naa ndoxu kireen. am nga ndoxu kireen. kon naa na essaye de vivre mieux. très bien voilà donc Aïcha Thiam ponk bu njëkk bi dañuy fas yéene àddu fa rek daal di dem ba fa nga xamante ni moo di ca diwaanu Sacré-Cœur Mermoz ni ki démb ku nga xamante ni moo nekk maire boobule gox moo yëkkati ay kàddum lépp dala bokk nag ci li nga xam ne moo di convocation bi am mu war a wuy ji ni ki àllarba fa nga xamante ni moo di rek maanaam ci kanamu yoon loolu nag dala bokk ci li nga xam ne mooy xeexoo bi amoon ci atum 2011 ci digganteem ak ñenn ci ay nervi lañ ko mën a jàppee ñi teewoon fa nga xamante ni moo di ci boobule màkkaanam bi nga xam ne moo lay siégé ba sax benn nit ñàkkoon ci li nga xam ne moo di bakkanam donc appel daal moo jotoon am ci wàllu ndax Barthélémy Dias moom moo sàkkoon wàll yi ginnaaw bi ñu ko daalee woon ñaari at waaye ne juróom-benni atu kaso juróom-benni weer yoo xam ne da ko waroon a tëdd boole ceeg ñaar fukki million ak juróom yi mu war a fay ci ndàmpaay way juru ki nga xam ne moo di Ndiaga Diouf moom nag mu dala jàpp ne loolee tëddewul benn yoon maanaam du yoon daxoon mu def li nga xam ne moo di appel ni ki démb nag indi na ab leeral ci wàllu wi dala jàpp ne bien vrai moom moo sàkkoon di ni mel waaye nag programme wu ñoon benn yoon li nga xamante ni moo di rek maanaam wuy ji bi da doon nekk li nga xam ne moo di 10 novembre bi nga xam ne la ñu nekk ndaxte nee na 7 septembre juillet bi nga xam ne la ñuy weesu ci la mbir mi da doon am mais malheureusement dafa daloon teew te amul kenn koo xam ne ñëw na pour rek daal di ko atte tey ji nag mbir mi dafa mel ni beneen tournure la waaye jël ndax gis nga Walf Quotidien ni mu xëyee ci xëtam gu njëkk jot na ci ak yeneen ak yeneen mu mel daal appel à la résistance bi nga xam ne jot naa judd ci wàll wi est-ce que nekkuñu ci yoonu dal di rek maanaam dund li nga xamante ni mën naa sax nag maanaam feresu wala sax nag mu méngóog li fi amoon ci mois de mars est-ce que c'est une possibilité. mu ngi noonu sànq xët bi xëyee ne suba daa mel ne feu dina xeeñ daal. waaw te ñu toll nii vraiment li xewoon mars moom nañ ci yàlla musalaat rek. espérons. yàlla baax na ay da bon démb suivre nañ conférence de presse bi vraiment gis nañ nit ñi nu ñu wuyoo démb maa ngi naan xanaa meeting moo xew parce que ñu ngi woon actuellement di tourner mais ñi ngi dégg tàccu yi ak kii bi après mu ko suivre quand même gis nañ beneen Barthélémy Dias bu génnee ak beneen anam boo xamante ni bokkul daan na wuy ji te kenn du ko yëpp tey jii mu mel ni dafa fekk si sàkkuteefu Ousmane Sonko ak ki nga xamante ni moom moo di Khalifa Sall moom mi nga xamante ni mujjee na gannaaw bataaxal bi mu bind ngir ŋàññi jamono ju ñu woo Barthélémy Dias ngir jàpp ni li nga xamante ni moom moo di politique da koo laxasu mu dëggalaat ko tey démb wala bokk ci week-end bi ci conférence de presse bi nga xamante ni def nañ ko mbir mi nag dafa mel ni dafay jël beneen tournure dem nañ ba gis nañ sax kàddu ya mu génnee gàllu ko ci kaw ki nga xamante ni moom mooy nervi ba ñu faat ba jëmlee ko ci famille wam ba neen di wax ne nañ jàpp ni seen doom doxaleewul woon ak li nga xamante ni dëppoon ak yoom genre muy mel na ni da leen di jéem a wax ni daal voilà taxawaay mu ni mel jarul ñu koy am alors que gis nañu boobi ba tey muy bi muy wax ni procès bi bañ ci dala taxaw ba nëga nii beneen partie bi doonu ñu ñëw ñoom nag am na ci benn à travers plateau boo xamante ni avocat wu famille bi intervenir nañ ne ñoom amuñu benn kii bu ñu mës a absent donc bu ñuy wax benn argumentation noonu doon beneen alors tey jii waxatuñu sax entre Ndiaga Diouf la tey bu ñu xoolee mbir mi nu mu demee famille am ak Barthélémy Dias tey c'est Barthélémy Dias face à Macky Sall te jamono jii liñ ci gën a jaaxal ba muy am moom moo di Barthélémy Dias boobu Macky Sall mu nga woon ca wetam ba démb sax ci ay kàddoom fàttali na fa ba muy dajeeg papaam la mu ca wax ak lépp donc yaakaar naa ni tey jii mbir mi bu ñu demee ba egsi fii ba ñuy woote appel à la résistance tam mi ngi nduru leneen te dafa ñuy yóbbuwaat le 8 mars li fi xewoon et le Sénégal n'est pas prêt à vivre li nga xamante ni dundoon na ko nous avons perdu 14 jeunes 14 innocents 14 nit yoo xamante ni tekkee guñu ku ci gën a mag tey bu ñuy wax vingtaine na am donc loolu mënuñu ko dundaat fii ci Sénégal tey ñun lu ñu war a wax te wax ko rek te dund wala wax ko rek te dee moom mu di justice bu féete boor wala bu jàng buñ ko gis ci bi lépp dossier parce que amul dara ca boobu lépp jamono la mu laale woon ak Macky Sall donte dañ doon wax ni président Abdoulaye Wade lépp lu ci ñiig njaag moom moo ci doon jàpp bu ñu sukkandikoo ba tey ci Barthélémy Dias moom mi doon wax moom moo yónni woon ay nervi ngir ñu faat te nag démb am na baat bu mu wax ñu war ci bàyyi nee na nawoon fa woon buñ fa ñëwaatee te gis nañ phénomène nervi yi ni ñu mel ci Sénégal tey ji ak état bu ñu am nga xamante ni tey fu opposition génnee état tam ay ndawam dinañ génn comme nemmeeku nañ ko ginnaaw conférence yu ñoom Barthélémy sur le terrain dinañ pare à ce que ñu riposter tamit bu dee opposition duñu génnaat
appel à la résistance bi te la plupart des jeunes boo xoolee ci réseaux sociaux yi dañuy wax ne pare nañu ngir dem wuyu ci gar si seen bakkan parce que si Ousmane Sonko parle rek tey jii dina am mbir mi nu muy demee te ñu ngi gis ne Ousmane Sonko yamul sax ci lii parce que génn na ci beneen wàll di wane ni moom tamit ñu ngi commencé acharnement boobu ci kaw Barthélémy Dias ci ginnaaw mu ne waxoon naa leen mbir mu du yam ci Ousmane Sonko ñun ñëpp lañ ci bëgg a boole dugal ci kàmb gi te loolu duñu ko nangu aujourd'hui tey donte Barthélémy Dias nee na dina wuyu ci dina yóbbu ay doomam mais fan lay mbir mi di mujjee est-ce que tey jii mbir mi bu fekkee état bi daf ci dugal loxoom utiliser ko ngir faagaagal adversaire politique am est-ce que dina yam kese ci ñoom non du yam ci ñoom man fi may accentuer moom moo di bu ñu wootee résistance askanu Sénégal ñooy dee xale yi ñoom ñooy dee ñi seen yaay xiif ñooy dee ñi seen mag yi xiif ñooy dee ñi nga xamante ni seen yoon nekk ci ñoom ñooy dee ngalawaay ku am affaire ak justice demal nga wuyu justice ñu juger la tëddee ci njaaxaanaay nag def la ca war donte ñu jël ñu bëri jàpp nañ ni Sénégal tey justice bi lu mu dox pour Macky Sall lay doxal donc nag tey jii c'est l'occasion état bi mën cee seppi loxoom bu dee da ko cee dugal te mu ñu bañ a xam ne amul benn coloration politique bu ñu war a wax ni dossier bi mën na ko am donc c'est très important aujourd'hui ñu dimbali askan bi ngalawaay nañ ñu dimbali tey dañoo grève mburu amul est-ce que wax nañ ci depuis lool ñi yore wàllu farine beeg yooyu noonu yëpp ñi ngi génne mais dafay mel ni kenn faalewu leen ñëpp politique la ñuy wax local résistance xeex Sénégal tollootuñu foofu ngelawaay nañu organiser ces élections comme il faut te lañ cee xalaat tam ñu bañ koo def parce que lu dem ci élection amul dara lu mu war a bokkeek yu ni mel parce que dàkk nañ ko ay yoon tey jii mënu ñoo xaaraat opposition bi di wax dañu bëgg a faagaagal dañu bëgg local yi du am dañu bëgg lii du am ñoom tam ñu fekk si leen nañu répondre ci besoin population yi te li nga xamante ni moom la ñuy wax fii buñ ko ci xaar procès bi na am appel bi Barthélémy def mu wuyu ñu tranché justice def ci la ca war te kenn ku ci bokkul bañ ci dugal sa wàll Sénégal ñu nekk ci jàmm parce que ci stade boobu la ñu nekk à mon avis aujourd'hui am na solo di comme fi nga débuté rek vraiment on n'a pas besoin instant bi ay guerre on n'a plus besoin suñu généralité on n'a pas besoin de dañoo déjà ñu dañoo xiif dañoo sonn dañoo mar bu ñu si bëggalee tegal yenn guerre yoo xamante ni xamuñu ko suñu ndaw yi léegi dañoo violent de plus en plus on devient violent pourquoi li ñuy gis xale yi ndaw toog ci télé bi di gis nga gis xale yoo dañuy toog ci mbedd yi seen foo mooy lan man maay nervi bi man maay génie bi kañ sànnante xeer c'est désolant parce que lan loolu la ñuy gis à la télé loolu la ñuy gis ci mbedd yi loolu la ñuy gis seen ay papa xëy na yoo xamante ni amuñu lu ñu leen jox def lu ñu lekk ñu woo leen junni pour ñu dem xeexi ñu dem defi loolu donc loolu la ñuy gis xale yi bu ñu màggee ci loolu donc ban dëkk la ñuy nekk c'est vraiment désolant nañ ñu dimbali ngir yàlla rek ñun sonn nañ mañoon ba effectivement nit ñi sonn nañ tàyyi nañ ci li nga xam te ni ñu ngi koy gis ci réew mi mu nekk fitna gu nara sax dakk fii ci Sénégal et que Sénégal xameewuñ ko woon lii mais luñ ci mën a jàpp rek démb maa ngi woon foofu ci conférence bi nga xam te ni Barthélémy Dias moo ko doon amalee ci fi nga xam te moom moo nekk mairie bu Mermoz Sacré-Cœur bëri woon ay nit ay militants Barthélémy yu nga xam te ni teewoon nañ fa njëw ngir teewee si li nga xam te ni moom moo nekk conférence de presse bi mais ci kàddu Barthélémy rek boo ko tënkee dafa mel ni ku naan dafa am politique bu lalu ci ginnaaw dossier bi nga xam te ni moom moo nekk dossier Ndiaga Diouf ak moom mi nga xam ne moom la ñuy tuumal ni moo ko faat léegi nag dafay jafe aussi en tant que ñun ñu toog di gëstu ñu dindi loolu maanaam dindi ni politique amu ci dafay jafe loolu pourquoi parce que bu ñu defee genèse bi un 22 décembre 2011 nit ki toog biiroom ay nit débarqué ak ay pick-up yor ay arme ñëw ngir attaqué la yow nga génn ak say ñaari pistolet xeex ak ñoom repousser leen ñu dem ba nga dégg par la suite am na ko ci jëlee ay blessures génn àdduna te kooka ba mu gaañoo yóbbuwuñ ko sa hôpital dañ ko yóbbu ci benn siège parti mu nekk PDS lañ ko yóbbu foofu noonee la ñàkkee bakkanam ci peut-être information yi nga xam te ni am nañ ko bu fekkee c'est vérifié léegi li nga xam te ni moom moo jëm ci wàllu woowu noonu ñu topp ko ci parce que jamono jooju noonu Ablaye Wade moom moo nekkoon le président de la République
ñuy dem di dox ba Macky Sall nekk président te jamono yi nga xam te ni mu ngi am Macky Sall da doon défendre Barthélémy Diaz. effectivement toog ci plateau yi Barthélémy Diaz mbir mi politique la li muy def dara. li ñu ko wax li ñu koy wax bi doon marqué nit ci mooy 2S ak Pape Alé Niang li ñu koy tuumal defu ci dara. ñëpp dégg ko ñëpp témoin parce que ñun aussi nous sommes des journalistes mais aussi nous sommes témoins des faits. li fi am yëpp ñu ngi koy gis di ko yëg archive yaa ngi fi aussi vidéo yaa ngi fi article yaa ngi fi. maintenant le président Macky Sall mënut a toog ne moom dafa ànd ak Barthélémy Diaz parce que Barthélémy li ñu koy teg dañ ko koy tuumal. ba bi mu ko yàlla maye mu nekk le président du Sénégal la fexe ba Barthélémy Diaz jaar di génn kaso bi mu génnee kaso aussi mu defaat leneen loo xam ne dafa am solo mooy jër Barthélémy Diaz tabb ko mu nekk député Benno Bokk Yaakaar. au même moment il était en prison. te jamono jooju noonu da ka fekk biir kaso parce que jamono jooju noonu Barthélémy Diaz moo nekkoon deuxième personnalité wu PS bu nekk député ci biir Benno Bokk Yaakaar. jamono yi di dox Barthélémy Diaz ànd ak Khalifa Sall gagné mairie bu Ndakaaru léegi nag jamono jooju noonu peut-être mën nañu wax ne moo nekk élément déclencheur bi nga xam te ne nii moom moo poussé le président Macky Sall ngir ñu sulliwaat exhumer li nga xam moo nekk dossier Ndiaga Diouf. C'est parce qu'il exigeait que Khalifa Sall soit candidat. Effectivement tu vois très bien maintenant loolu yëpp bu ñu ko jëlee boole ko est-ce que dañuy mën a génnee ni politique amul ci biir dossier bi dina jafe loolu waxuñu ne amu ci à 100% mais nga génnee ne politique am na dina jafe loolu. maintenant li nga xam te ni moom la ñuy toppee ki nga xam te ni moom moo nekk Barthélémy Diaz muy que ni dafa yoroon ay pistolet yu nga xam te ne nii ay pistolet yu amul autorisation administrative la. ba taxoon ñu jëloon pistolet Barthélémy Diaz jamono jooju noonu waa DST. mu soxlawaat permis pour mën a am pistolet. Barthélémy Diaz ñu tere ko. mu dem mu yóbbu mbir mi cour suprême. bi mu yóbbu mbir mi cour suprême. Cour suprême si moom dafa tranché jox ak yelleef dëgg ci Barthélémy Diaz ne Barthélémy Diaz mii waa DST la ñu ko bëgg a teg du dëgg du yoon jox leen ko mu am arme mooy 9 millimètres bi nga xam ne moo ngi doon réclamer parce que jamono yi gars yi ñëwee foofu 9 millimètres la génne ñaar di tirer. waa Cour suprême jox Barthélémy Diaz pour autorisation pour mu amaat pistolet donc loolu dafa firndeel que ne peut-être ci côté boobu noonu yoon. mu ngi commencé di jox Barthélémy Diaz dëgg ci côté détention li nga xam ne moom moo nekk arme yi mu yoroon mais aussi li nga xam ne moom moo nekk li ñu koy toppee ba tey rassemblement ci benn bon bokk ci benn rassemblement boo xam tey nii c'est interdit wala c'est illégal nan ngay nekkee sa biir mairie yow tu es un élu askan ñoo la fa fal nga nekk sa biir mairie rassemblement ba fa am yow c'est illégal ci li ñu koy toppee loolu est-ce que mënees na koo nangu kon loolu yëpp boo ko xoolee nga xam ne mbir mi dafa am politique bu ci am maintenant nag woote na résistance d'accord mais résistance bi lan moo tax léegi picc mu jóg ren ne da ngay woote résistance. te Barth kenn xamee wu ko woon yooyu. waaw d'accord léegi lan moo tax waaw très bien léegi lan moo tax ñu picc mu jóg ren lay woote résistance parce que xam nañ ñi fi nekk ay bokkat lañ. bés bu gars yi buñ la attaqué boo riposté ñu delluwaat toog fa ñu toog parce que il a bien précisé il a bien fait de rappeler démb ci conférence de presse bi lan moo tax. dossier Ousmane Sonko ba léegi amul benn juge. bu ko bëgg a jël c'était le malheur de Khalifa parce que biñ ko woowee rek deful woon benn policier moo ko jël si mu ànd ak moom di jooy di dem non benn policier moo ko jël si muy jooy di dem. Sénégal yëpp di ko gis muy jooy. loolu moo am les faits sont là boo leen interroger leen vidéo yi. moo toog di jooy en pleine conférence de presse. ne dañ ko bëgg a faagaagal. mais Ousmane Sonko bi mu ko tenté. résister. mais gis nañ fa mu mujjee. effectivement mais nag. li muy jur retombé yooyu noonu moom moo baax ci suñu réew. mu nekk violence bi nit ñi cay gaañu. mais boo xoolee tey jii ci justice bi ñu wax benn nit Ndiaga Diouf dañ ko respecté. ku nu mu tuddati sax bakkan. dafa fort donc ci déclaration Barthélémy Diaz am na lu nga xam te nii peut-être duñ ko rafetlu. effectivement parce que bu ne ab benn nervi la woon maanaam utiliser benn terme man du ma si jaaraat. kon kooku noonu. maanaam mën nañ jàpp ne peut-être am na benn communication moom da mu ngi koy def ci njabooti ki gaañu wala ki gaañu mu waroon ko garder ci jamono boobu voilà donc defu ko donc ça c'est à déplorer mais benn nit moo gaañu ci kii donte ne sax lu rëy la mais 14 personnes gaañu nañ temps yi est-ce que situé nañ ko est-ce que am na accélération est-ce que am na ni mu demee nii est-ce que am na ci ba léegi situé wuñ kan moo faat 14 personnes yooyu noonu donc justice bu Sénégal aussi kenn mënta
weddi na aussi yenn saa yi du tëddee njaaxaanaay ci yenn ci dossier bàyyi loo xam ne mars la peut-être defagul at dem jëli dossier boo xam ne dossier boo xam ne ça fait 10 ans derrière boo xam te ni te aussi li ci gën a garaaw mooy ku rey nit xanaa ku rey nit nag xanaa nag bu ñu lay tëj condamné la xanaa duñ la condamné 2 ans 2 ans rey nit ak bakkanu foore doo 6 mois ferme ku rey nit foog naa fii ci Sénégal dinañ la condamné lu ëpp 2 ans. c'est pour cela que famille bi doon wax ñaxtu ci benn parti ne. waaw nu ñu defee procès bi jaarul yoon te jàpp nañ ni ku rey seen doom aussi. waaw boobu nag mooy boobu nag parce que. Barth di wax toujours ne moom rayul. d'accord mais dama ne boobu soo gisee peut-être ñu bëri yaakaar ne preuve boo xam ne soo gisee ñu bëri yaakaar ne boobu Barth li tax mu bénéficier wu ci daan bu tuuti boobu noonu boobu il était avec gars yi. il était dans le système. comprendre nga ça ba mu ca génnee nag instant bii nii moo tax mbir mi moom ci boppam il a bien fait de dire que ne su demee foofu buñ ko jugé wul buñ ko convoqué teeti dootul demati dootul répondre lañ ko jugé te buñ ko jugé aussi bu fekkee centime lañ ko sax wax ne na ko jox famille Ndiaga Diouf du ko joxe parce que amul lenn lu mu leen di jox te dina yóbbu mbir mi cassation maanaam ñu casser décision boobu noonu pour ñu continuer le procès pour te dire que ne moom mbir ma bañu ci ba sanga xeeñ man sama laaj fu muy ñëw mooy est-ce que Barth devait parler sur ce ton wala est-ce que waroon na wax non bataille politique non bataille d'opinion la bataille politique la ak bataille d'opinion la donc gisoo ñu bëri tey ji kay ma la benn affaire soxna Aïcha tey ji ku nekk nit nga doon du ma prendre la décision de Barth di ko sax di ko faral wala may faral keneen ak keneen mais tey jii ñun ñëpp ay sénégalais la kuñ fi jiiñ da ngaa rey nit il a fait dem raconté na benn anecdote bu daw yaram doom ji dem école parce que maa ngi toog jàkkaarloo ak moom nii à 1 mètre doom ji bu demee école gars yi dañ koy pousser parce que dañ naan doom ji yow mii sa baay reykatu nit la assassin la doom ji il a un problème famille Barthélémy Dias aussi am nañ problème parce que dañ naan leen yéen ñii seen doom ji wala seen mbokk mi reykatu nit la léegi nag ak ku mënati dal si ñun ñëpp li nga bëgg mooy ñu attale na la yaa def wala yow defoo mais mënoo chaque année pendant 10 ans chaque jour ñu woola na la kaay. mais aussi il est bien de rappeler aussi. que ni Barthélémy Dias am na yoo xamante ni moo teewul woon. yu ci bëri moom moo absenté. mais am na ci yu bëri yoo xamante ni yoon est teewul. moom moo tax il est bien tamit ñuy préciser que ne Barthélémy Dias doonu woon teew parce que ñu ci bëri dañuy yaakaar ni ñoom àttekat yi ñooy renvoyé ak yi nga xamante ni. mais même tudd nañ ko ne. c'est bien ñuy wax. c'est bien tu as parfaitement raison dafa partagé wu que ñii aussi ñii dañ doon war a teew duñu teew ñii. mais bi mujj man hier bi muy nettali am na ci yoo xamante ni moom dañ ko wax ne da nga war a teew mais c'est lui qui a demandé à l'époque le procureur ne ko dama am empêchement parce que dama war a jàng ji xawma Canada foog naa Canada benn master moo fa war a def ji te dafa sama papa day anniversaire dañu am patati patata. anniversaire moo tax demoo si juge. non attends déglu ma dane dafa inscrire woon benn master yor autorisation yi yor tous les documents ne ko dama war a dem defe ji benn master mais su ma ñibbisee aussi day tombé aussi ak sama papa day anniversaire Noël la ñu nekk te ay ñoom aussi seen gëm-gëmu catholique bi donc décembre la est-ce que mën nga ma may événement yooyu yëpp bu jàllee ma doog a ñëw wuyu si d'alors seen kii ba fa nekkoon daal di koy may autorisation d'ailleurs gërëm na ko sax démb ci ay kàddoom mais bi mujj suñu sukkandikoo ci kàddu Barthélémy Dias il était là-bas ñëw na répondre moom ak Khalifa Sall toog di xaar ba 11h30 gisul kenn woowuñ ko. Il a appelé son avocat maître Siré xaw ma nan je sais pas tur bi laay fàtte mais ci avocat mi am na ku mu ci woo kooku ne ko est-ce que amoon nga notification bu lay wax ne yow mi tey war ngaa ñëw. tu comprends mais moom ci boppam mu ne leen bi suñu kii bu mujj bi suñu procès bu mujj bi dañ ñu waxoon que ne le 5 xaw ma le 7 la ñu war a ñëwaat moo tax man ma ñëwaat mais jotuma ba tey notification. donc ñu xool ci dossier yi ñu ne ko ce dossier là n'était pas présent raison pour laquelle moom aussi nee na tàngoon na ba Khalifa Sall moo ko fa doon jéem a téye ak avocat am donc am na ci yoo xam te ni c'est vrai Barthélémy Dias il n'était pas présent mais am na ci yoo xam te ni ñi nga xam te ne ñoom ñoo war a àtte aussi il n'était pas présent
loolu aussi le dossier n'a pas été programmé même à cette date d'après ce qu'il a dit. mais également 10 novembre bi ñu koy ñuy contester aussi le fait que jamono juñ ko woo mu tombe gis nañ administration bi également indi na ci rectification. waaw le procureur général il a rectifié mais Barthélémy Dias nee na du dëgg bu ñu wax ay kaddu Barthélémy Dias nee na du dëgg. mais parce que tam comment on peut comprendre nga wuyu ñu ne la naka nga mën a ñëwee ñu ne la di nga wuyu ji te duñ la jox date aussi il faut se poser aussi la question de savoir est-ce que naka nga mën a taxawee tey ñu renvoyer la ne la dinañ la defalaat beneen appel te duñ la jox date également. waaw ça aussi c'est une interrogation. administration bi dëggal ñële tamit wedde moom seet parce que démb man loolu laa doon xaar c'est la question bu ma ko bëggoon a poser bi mu waxee ba pare mais moom ci boppam li mu wax mu ne li Lansana je sais pas Diaby la xaw ma le procureur général li mu wax amul lenn lu ci am lu dëppoo ak dëgg la carrément c'est ce qu'il a dit donc instant bi c'est un peu flou entre lui ak le procureur dem na sax bay wax procureur ay kàddu yi nga xam te du ma si jaarat parce que procureur boobu noonu bokkoon na ci ki nga xam te da doon intervenir ci dossier ki nga xam te moom moo nekk Khalifa Ababacar Sall donc cela veut dire tout simplement que ne am na yenn part d'ombre yi nga xam te ne am na ci dossier bi yi nga xam te ne man maîtriser wu ma ko ñu ci bëri suñu maîtriser wuñu ko mais lu ci mënti am kenn mënta tere que ne am na leneen lu nekk ci suuf lu nga xam te ni ay ndëgg sërëx la te peut-être demain lu mën a leer la mais ak lu ci mënti am li am solo mooy li mu wax mooy que ne xam nga tey ji Sénégal fii bu ñuy wax sama genre chroniqueur souvent wala journaliste yi ñu toog ci plateau yi dañ naan xale yi sénégalais yi ñoom ñooy kii seen bopp maanaam ñoom ñooy sacrifier seen bopp parce que politiciens yi seen i doom du ñu dem seen tante du ñu dem seen nijaay du ñu dem yéen ñeneen dem di rey seen bopp mais jël na doomam ne day dem nee na suba da leen di yóbbaale mais xaw ma nag doom yi da leen dugal ci biir 4x4 climatisé ak ay garde corps wala da leen di doom ji nga ne doomam lay àndal waaw loolu la wax dama ne doom ji nag xaw ma da koy jël dugal ko ci 4x4 blindé warul jàngi suba waaw xaw ma je sais pas mais comme que jël na décision de day yóbbu doom yi xaw ma ndax doom yi dañuy dugg ci 4x4 blindé wala dañuy ànd ak ñiy daw di manifester wala fan la ñuy jaar mais nag bu doom ji wàccoon ci mbedd mi ànd ak gaa yi dem ful bi ci lay gën a intéressant pour man pour wane ne yow aussi li ngay woote yow yaa njëkk a wuyoo li ngay woote mais quoi qu'on puisse dire Sénégal soxlawul jamono jii nii ñi ñuy seetaan dañuy déglu soxla bien vrai que nag c'est déplorable. mais on doit laisser toujours la justice faire son travail. justice bi ñu wóolu nag ba teg leen fi aussi ñu bañ a liggéeyal pour qui que ce soit. parce que dañoo war a àtte nit ñi au même titre ñi ñuy àttee. dañoo war a tëdd njaaxaanaay caaf bi ñu tëj 10 ans. fële mu toog donc aussi bu ñu jël dossier yi ne kii politique la kii def na lii kii def na lii opposition bi quoi qu'il en soit ku ci amat justice. tey jii problème na ñëw taxaw ñu juger leen parce que nag kuy aspirer dem diriger dëkk tamit dañuy xaar ci yow tamit nga respecter normes yi fi nekk ci kaw nag justice bi tamit di ko di def lenn rek laay laaj madame Beuz Barthélémy Dias war na yóbbu doomam ca loolu di xew suba bon loolu nag man moom personnellement d'accord bu fekkee xale bi si boppam décidé wul ni dafa bëgg dem ànd ak moom d'accord ma xam nga des fois dañuy gis ci commentaire yi ñenn ñi di bind naan waaw da ngeen sacrifier seen vie di ànd ak politiciens yi jaruñu ko seen njaboot doo leen gis ci xeex yi il faut faire la part des choses waaw il faut faire la part des choses aussi Aïcha tey nekkul sa waajur dafa nekk ci dara rek forcément yow tam da nga ciy nekk moom bu opté def politique c'est pas sa famille qui a opté pour dugg ci li nga xamante ni mooy arène politique bi donc loolu du débat tey en tant que patriote su ma sentiree wàcc pour xeex sama ak sama yelleef wala ànd ak benn leader loolu mën la engagé mais mënuñu imposer leader bi ne ko sa famille na génn ànd ak yow loolu du débat dañ koy gis tout le temps gars yi di leen ko wax wala di leen ko sànni xeex beneen bi mooy boo xoolee le cas de Barthélémy Dias tey ak ki nga xamante ni mooy njiital réew bi ci ay at ci ginnaaw ñu gis taxawaay bi nga xam ne moom la amoon ànd ak moom gëm ni dañ koy jaay doole tey ñu ñëwaat mu am neneen nu mu demee day mel ni waxeet la xam nga waxeet moom xewoon na fi waaye dafa mel ni jamono bii la gën a nekk actualité waaye nag man personnellement je me dis que bettuma parce que ki ko fi waxoon tamit moo ko yar tel père tel fils li leer ba wóor le dernier mot revient à la population et Sénégal tollu nañ foo xamante ni la jeunesse elle est consciente que lépp lu mu bëgg lijjanti bu wàccee jàmmaarloo ñi nga xamante ni yoo yoon nguur gi mën na ci am ndam li di xew mars confirmé na ko bien vrai que metti woon na on a perdu 14 jeunes te teewul mësuñu reculer chaque jour ñu ngi ci mbedd bi man xale yi dama doon toog maanaam ñi xanaa dañuy relevanté tellement duñu sonn dañuy xeex ba heure kii daal di jot heure couvre-feu daal di jot nga gis ñu daal di arrêté dem ñibbi seen kër yi léegi nag
instant bi je pense que il est temps que ñëpp a jug wax li tax ñëpp a jug wax li fi xewoon mars bëgguñu mu xewaat déjà Sénégal boo xoolee jafe-jafe yi ñu am deux ans yi dafa doy waar. crise sanitaire bi dafa ñëw yàq lu bëri on l'a dit sénégalais yu bëri au jour le jour la ñuy gagné li nga xamante ni mooy seen gagne-pain. tey bu ñu leen xañee loolu parce que xeex yi buy am ci yenn secteurs yi kenn du mën def sa activité kenn du dem kenn du dikk. donc am na lu muy suuxewaat ci li nga xamante ni mooy comme réew mi. tey ñaanuñu yooyu événement amaat fii je pense que les chefs religieux nañ ko defee woon ba àttu xale yi ñu daal di arrêté li nga xamante ni mooy violence yi fi doon am tey war nañ mën a jugaat ñu teel a waxtaanaat ak ñi nga xamante ni ñoo ñu jiite ñu trouver consensus xool li gën def ko balaa yëf yi di ëpp loxo parce que vraiment du am parce que gis nga Sénégal dañuy seetaan ba lakk am ñu doog a fay lakk mais bu ñu sentir ne lakk ngi am kenn du wax kenn du réagir il faut mbir mi déborder nga doog a gis chefs religieux yeeg ku nekk di wax di woote jàmm mais jamono jii nii lañ war a mën a woote jàmm juste ci surtout ndaw ñi nga xam ne ñoom ñoo prévoir génn suba ñi nga xam ne ñoo prévoir génn suba même bu fekkee dañuy génn aussi kenn terewul nga ànd ak sa leader accompagner ko ndànk ci jàmm ak sans provocation nag mais tey ji xoolal ma waa parti au pouvoir waa COJER nee na ñoom tamit dañuy génn parce que lii sabotage la léegi déjà mbir mi dugg na politique dugg na ci nii déjà comme mars donc fan la ñu jëm te aussi leneen lu nga war nañ ci bàyyi xel mooy parti bi nga xam te ne aussi moom lañ doon tuumal ci mbir mi ba léegi kenn gisu leen kenn déggagu leen ci dossier bi muy waa PDS ba léegi kenn déggagu leen ci dossier bi Barthélémy Dias kese instant yi moom moo nekk au tribunal te bu njëkk 3 la ñu woon mais léegi Barth kese mooy xëy ka dem di wuyu ji mais aussi yoon Sénégal dañ leen war a vraiment maanaam tey jii xoolal li privilège bi leen jox xoolal ma juge yi xoolal ma procureur yi bu ñuy génn 4x4 blindé GIGN sécurisé yow da ngay nit ki sax ma kay nga koy gis ci photo yi wala ci biir tribunal boo demee ci tribunal nga koy gis mais doo mës a doxantu fii ci ba gis ko parce que ils sont tellement sécurisés ci côté yépp yow ñu jox la privilège boobu noonu yépp yow maanaam lan la laaj mooy droit yoon teg yoon mais à chaque fois on a l'impression que yoon bi ki jiite mooy le pouvoir exécutif moom moo lay digal li ngay def et c'est malheureux notre pays et c'est honteux pour notre démocratie c'est honteux pour notre justice parce que bu fekkoon ne ñoom joxewuñu impression boobu noonu picc mu jóg du wax loolu noonu Sénégal léegi plateau boo toog justice à double vitesse yoon tëddeewul njaaxaanaay mais yéen ngeen war a mën a góorgóorlu xam ne yéen le président bi nekk président tey jii nii yéen bi ngeen di jàng droit bi ngeen di galère ca Anfiya ñoom xamoo leen wonoon sax bi ñu leen jàngalee yow nga war a jàng éthique ak déontologie li nga xam te ne moom moo nekk sa métier moom régir sa métier xamoo woon sax président bi donc te bis lépp loo atte fii boo deewee da nga ko attewaat donc delloo si waat leen seen xel gis nañ fi ñaata juge yu démissionné parce que liñ leen di defloo nanguwuñ ko soo gisee tey doyen des juges bii nii nga xam ne mais lu am solo la man mais tey bëggoon naa rek doyen des juges ñu bëri bëgg nañ nekk doyen poste bu neex la bu baax la mais lu tax kenn jëlu ko parce que ñu ci gën a bëri dañu ragal ne bis bu ñu ko jëlee aussi dinañ leen defloo ay mbir yu nga xam te nii dëppoowut ak li nga xam te moom moo nekk seen liggéey bu ñu waroon def moo tax kuñ ko jox nga reculer daw. mais loolu kañ la ñëw loolu kañ la am. dossier Ousmane Sonko Adji Sarr bi nga xam te nii ñu bëri ñu ngi ci wax ay mbiru ñoo xam te ni aussi jëm na ci côté mystique foofu mën nañu wax ni lu yëngu la ko yëngala moo ko ëpp doole parce que tey jii on voit que ku ñu ne am nga ne ko non bëgguma waaw même sax au delà de def loolu lu ñu bëgg ak lu ñu bëggul tey dañuy dem ba jël naan justice bi lii ku ko jël dee la dossier mystique boo jógee nga li tey jii ñu rangé surtout loolu dañ koy fàttali lu plus de 200 dossiers mi ngi ci tiroir yi doomu jàmbur yaa ngi tey jii ci kaso ba atte wuñu leen xamuñu fu ñu bu récemment bu Simon ak Kilifeu ñu ngi noonu ci ndax mandat de dépôt ndax lan ñu ne dossier Sonko Adji Sarr bi ñu tey la doomu jàmbur yi depuis combien d'années tey jii ñi nga xamante ni waroon nañ leen a programme atte leen jamono jooju mënuñu leen atte ndax dossier bu tënk ñaari nit fii ci Sénégal donc on doit revoir tey jii dëkk bi ni mu demee parce que ça ne marche pas ainsi nañu copier tey ci dëkk yi baax yi ak di doxal démocratie di doxal justice boo xamante ni yoonu état te bu ñu fàtte ni que dañoo prêter serment bu ñu mës a fàtte loolu parce que dangaa yëkkati sa loxo waat donc bu la dara jaral yenn yi yaakaar naa àdduna jaru ko te ma ñoon wax na ko boo jugé fii dinañ la jugé fële donc tëddee leen jaaxaanaay teg lépp si yoon mu rafet mu ngi noonu Babacar. Aïcha voilà donc ñu dem ci